fal faw ñu xam kii lu tax ñu war koo fal pour ñu xam lu tax ñu war koo fal nag faw mu dem ci nit ñi ñu wax ko ñu wax nangam ak nangam bu doon foo xamante ni nit day doon bàyyam nekk buur foofu moom campagne électorale amu fa yoon parce que pal gi amatul problème parce que waa ji jiitu na bu ñu xamee tamit pal gi ni muy demee mi ngi mel ni suñu tarixa yi ni nga xamante ni bu fi diw sàngam jógee xam nañ diw sàngam ba fay toog campagne électorale dafa am yoon kon campagne électorale mi ngi am ci bu élection amee lu mbooloo yor war ko jox ay nit ñu bari bëgg ko faw ñu dem ci nit ñooñu wax leen li ñuy def beneen bi mooy période pré campagne bi nii jamono dafa dox bi bu doxee dem ba média bari doole lool ci àdduna nakam journal wala rajo wala télé léegi sax internet dugg na ci waaye loi bi moom muraale internet bi ñu demee ba pouvoir boobu ñuy wax presse am doole ñu xam ni instrument d'influence la ñu ne waa def leen ndànk il faut bu ñu demee ci campagne électorale ngir ñëpp yem ñu yemale leen ku nekk temps bi ngay wax waaye tamit il faut campagne électorale comme lu sérieux la yëfu dëkk la ñu waajal ko léegi ñu ne campagne électorale bi dafa am benn période bu koy jiitu bu ñuy wax période pré-électorale boo xam ne dañuy tere yëngu-yëngu politique ku nekk na dem waaj li nga xamante ne moom la nar a wax nit ñi ci campagne électorale ngir jëm ci élection bi bu ko defee bu campagne bi jamono jooju doo mën a influencer vote bi c'est-à-dire doo mën a utiliser presse bi pour influencer vote bi parce que dañu jàpp ni presse bien que contre pouvoir la waaye instrument de manipulation de masse la loo xamante ne nit bu ko yoree war na mën a influencer nit ñi war na mën a influencer opinion bi foofu sax dama fay def benn taxaw seetlu bu ndaw parce que gis nga presse ni ñu ko tërgee Sénégal sax dafa bon gis nga démocratie yu mag a mag yi maye ñu kenn mu am télé am rajo am journal maye ñu ko kenn waaye Sénégal ñun suñu démocratie dafa yànq ba nit mën naa am télé am rajo am journal parce que loolu da ngay am doole boo xamante ni da ngay mën a manipuler nit ñi da ngay mën a wax loo xamante ni nit ñi dinañ ko gëm doonte du dëgg léegi même bu fekkee droit may na droit de réponse yow booy tontu dañ koy def ci biir benn page boo xam ne kenn du ko gis ko te lay yàqu na ba pare moo tax contrôle de la presse boobu ñu teg benn organe bu tudd CNRA conseil national de régulation de l'audiovisuel pour mu saytu loolu kon loolu mooy pré campagne kon wax nañ lii campagne électorale ak lii pré campagne waaw Serigne Fallou gis nga dafa am benn yànq-yànq bu nekk ci sunu démocratie mais dama la koy wax li ni mu demee gis nga Macky Sall ba fii ak ñuy proclamer résultat yi di wax ki gagné ba kii gagné di prêter serment moom mooy président Sénégal léegi dafa am ñaari qualité yu nekk ci moom président Sénégal la mais également candidat la léegi bu nekkee président Sénégal am na ay loo xamante ni président Sénégal moo ko war a doxal moom muy continuer di ko doxal en tant que président mais dafa nekk président nekk candidat foofu tamit dafa am benn lu ñu fa war a seet bu fekkente ne dañu nekk ci jamono boo xam ne dañu tere ñëpp ñu def ay activité politique moom mu am loo xam ne jëmmi li mu nekk président moo ko may mu continuer di ko def waaye bu ci raxee activité politique foofa dafa am lu ñuy wax fraude à la loi ak mun tuddee sax moom la droit yi wax mooy jëf ji boo ko àttee amul lent lu ci yànq ci lettre droit bi waaye boo xóotalee ci esprit droit bi foofu dafa waroo ak esprit droit bi parce que jamono ji nga xamante ni mi ngi góor di inaugurer ay mbir en même temps wax conseil constitutionnel nangu na candidature kon candidat la te boo gisee boo seetloo bu baax lii nga xam ne mi ngi koy def di inaugurer affaire def ci laxasaale politique parce que ay manifestation yu mag lay doon ñëpp ñëw tàccu am ñu koy diffuser télévision bi kon foofu am na égalité bi nga xam ne moom lañ soxla woon ci candidat yëpp foofu am na problème mais dafa am dañu mënta def deneen c'est-à-dire dafa am loo xam ne mënuñu ko def c'est-à-dire li ñu mënta def mooy président de la république bi moom dañ ko faloon pour juróom-ñaari at te du summi pal googu ñu ko faloon li feek faluñu keneen kon moom mooy kon ne nekk président de la république looloo tax muy def inauguration yi mais loolu mooy loolu la ñuy wax la lettre
de la loi parce que loi moom dafa am biir ak biti gi mooy araf yi liñ bind nga xam ne ndax Macky Sall mi ngi koy respecté waaw mi ngi respecté araf yi waaye biir gi li nga xamante ni mooy laltaayu loi bi nga xam ne esprit bi ñu ko defee loolu boo ko analyser de ce point de vue là dafay amug woroo. waa kay jërëjëf docteur Ibrahima loolu leer na docteur dafay mel ni waxtaan ak borom xam-xam moom léeg-léeg day neex rawatina bu fekkee yaa ngi déglu tey xalaat ba tax léeg-léeg sa avancé daf may jafe parce que saa boo waxee ab laaj dañuy juddoo boo xamante ni du neex romb docteur kon laaj bi mooy suñu sàtt réew mii ak suñu loi réew bi ndax jotul ñu tëggaat ko ngir démocratie gën a jëm kanam ndax it nag ndax réew yeneen yi lii fi am moo fa am nga xam ne bu boobaa président nekk candidat donte mooy président sëñ naa jóg di campagne ndax amul yeneen réew yi def leneen lu bokkut ak lii te ñu gis ni loolu moo gën ñu war koo roy bu fekkee waaw ndax kon suñu sart réew mii ak suñu loi li suñu démocratie àggagut fenn moo tax àggagu fi wala lu ñu war a tëggaat la démocratie àgg na fa. beneen laaj bi mooy yaakaar naa xam nga ko junj sax waaye ngir leeral am mbokk sàkku na ko donte am na ci loo xam laaj naa ko mooy ndax site internet yi ndax sañ nañ loolu ñoom maanaam ñoom bokkuñu ci média daal bokkuñu ci télé ak rajo ndax junj nga internet ndax kon ñoom sañ nañoo wane candidat wala ay déclaration ak yooyu site internet yi ñoom dañ ko sañ waaw wala déet loolu bëgg nañ nga leeralal ñu ko ndax it candidat bi sañ naa meeting même bu fekkee dañ ko tere ndax moom sañ naa meeting nga xam ni du question rajo yi daa mel ni kon rajo yi lañ tere waaye nit ki sañ naa meeting ndax loolu ndax dañoo gis ni ki ñëw Ousmane Sonko defoon na benn meeting fële ca place de l'Obélisque yi jublu woon ci leeral ay tuuma ak leeral lu mu waxoon loolu itam ndax lu mu sañoon la wala déet. waaw Serigne Fallou gis nga démocratie liggéeyu nit la dafay toll ni saa yu ñu yeggee fenn rek dafa am lu ñu war a defal parce que lu monde parfait moo amul fii ci suuf démocratie liggéey la boo xamante ni dañ cee war a nekk chaque jour di ko defaraat chaque jour di ko defaraat ndax saa yu ñu gisee loo xam ne day war ak démocratie dañ ko war a soppi moo tax chaque fois ngay dégg ñu naan lii de war nañ koo soppi lii war nañ koo soppi parce que yëfi nit la nit bu defee dara jamono da koy dab soppi loolu wala circonstances yi ay mbir dajaloo loola soppeeku ñu war a adapté wu kon da ngay xool leen gis nga droit chaque fois société bi da koy jiitu jëf yi nga xamante ne moom la ñu war àtte day am ba pare ñu xam ni war nañ cee àtte waaye mënoo àtte mbir mu yegseegul wolof dafay dem ni réewum xel toll ci namm loo xamul waaw kon juriste bi lu mu xelam ñaw mënut a àtte loo xam ne yegseegul dañuy àtte dara bu ñu doxee ba ci yàgg ñu àttewaat dara ñu doxaat ba ci yàgg ñu àttewaat dara loolu yow mën naa misaal li nga xamante ni dañ ko doon def buñ doon ne dañuy daan ku sàcc waaw ñun li ñu xamoon mooy sàcc dugg kër jàmbur sàcc ay affaire mais buñ demee ba internet nga xam ne nit mun daa toog fii du yor nekk benn acteur daw dugg ci compte jàmbur sàcc ko il faut ñu évoluer loi bi kon mbir dafay xew loi bi ñëw dab ko kon bu ñu gisee démocratie ni muy doxee ñu gis ni lii buñ ko bàyyee dina am rupture d'égalité yenn candidat yi nga xam dañ nekk opposition bi nga xam ne amuñu pouvoir dinañ am loo xam dinañ leen ko tere ba pare président moom di ko mën a def jëmmi li mu nekk président kon waroon nañ dem ba président bis bu conseil constitutionnel valider candidature yi à partir de ce moment là kenn amatul droit président sax dañu war a limiter ay mbir yi muy def loolu démocratie dina ci mës a yegg Sénégal waaw beneen bi mooy internet loi bi ñu koy tëgg nii loi bu CNRA bi ñu koy def mbirum internet amul woon Sénégal moo tax temps yii sax ñu ngi wax ni war nañ tëggaat CNRA pour dugal ci affaire internet mais internet dafa am ñaari problème premier problème bi dafa am anonymat nit day def loo xamante ni doo xam kan moo ko def beneen bi mooy site internet bi mën naa nekk États-Unis ñu koy gis Sénégal léegi site internet bi bu nekkee États-Unis loi wu États-Unis moo koy tënk donte waa Sénégal ñooy xool li site internet boobu di def kon du neex a réglementé kon dafa am réglementé mais nag bon ci yenn dëkk yi comme yu mel ni Chine bu boobaa bu fekkente ni dañoo am lu ñu tegal yow nanguwoo ko dañ lay bloqué rek parce que signal adresse IP bi moom bu ñu ko gisee rek mun nañu bloqué kii bi bloqué signal émission internet bi donc du coup difficulté boobu moo nekk ci internet difficulté boobu moo tax
difficulté boobu nekk ci internet nga xam ne lu jafe réglementé la ak li nga xam ne loi bi biñ koy waajal ndax maa ngi lay wax sànq mbir dafay xew loi soog a ñëw waaye loi mënut a jiitu mbir kon loi boobu biñ koy tëgg la xewoon jamono jooju la waxoon waaye même boo xoolee loi bi ba ci biir a biir internet sóoraale ko tudduñu ko woon nii jabat mais dañu ne tout moyen de diffusion c'est-à-dire tout moyen de lépp loo xamante ni day permettre ñu joxe xibaar wala ñu joxe information kon loolu internet mën na ci dugg waaye waxuñu ko woon jàbbet te ci droit pénal c'est-à-dire droit pénal mooy droit boo xamante ni daf lay tegub daan dañu ne nul crime sans texte c'est-à-dire amul crime amul te texte amul mënuñu laa daan te texte bi la war a daan amul ba pare bu donte jëf nga jëf joo xamante ni lu ñu war a daan la waaye bu fekkee amul texte bu ko waajal kenn mënu laa daan mu am sax lu xorom loo xam ne ba ñuy jàng dañu ko doon jàngal dafa am dëkk boo xam ne dañu tere woon ku sàcc ay fas texte bi dafa ne dañu le vol de chevaux est interdit dañu tere sàcc ay fas benn waaye xëy sàcc benn fas ñu ñëw bëgg koo daan mu ne déet mënu leen ma daan ndax dañu ne sàcc ay fas dañ tere te man benn fas laa sàcc kon booba droit dafay dootul mën a def dara droit daf koo bàyyi mënu koo def dara mu defaat ko nag ñu xool après ñu créer ce qu'on appelle des infractions d'habitude mooy loo xam ne boo ko defee jëmmi benn yoon bi kenn mënu laa daan waaye bu ñu boolee yi nga def yëpp mën nañ laa daan mooy infraction d'habitude wala infraction continue noonu la ko droit di waxee kon dama la bëgg wax ni droit moom mbir yi ñoo koy gën a gaaw mbir yi ñoo gën a gaaw droit dafay dabaate rek di dabaate rek moo tax yenn mbir yi droit lu mu xejj da koy bàyyi mu jàll après mu dabaatal ko. waaw affaire manifestation politique yëpp la ñu interdire manifestation politique yëpp la ñu interdire mais dafay am gis nga droit doo ko jël rek appliquer ko noonu dafa am ay tolérance yoo xamante ni dañ koy def mais manifestation politique yi li ñu interdire en réalité mooy en période préélectorale li ñu interdire dëgg mooy média diffusion à travers les médias à travers la presse waaye jëmmi manifestation yooyu ñuy amal noonu loolu loi bi àdduwu ci mu leer trop moo tax ku mel ni Ousmane Sonko mën a def manifestation boobu xam naa am na sax ñeneen ñoo xam ne ñu ngi koy waaj parce que tamit li ñuy def yëpp ay manifestation politique la yaa ngi gis Idriss Seck jóg di seeti ay kilifa diine Sonko noonu Madické noonu ak PUR donc ñu ngi def ay manifestation politique li nga xam ne nag doo ko gis mooy benn télé doo ko gis mu wane loolu loolu la demee. docteur jërëjëf leer na nañ mën na dégg si ne rek ñun xukmu illa lillah te daal xam naa ne suñu borom moom ko man lu tax mu man ko dafa moom ñëpp moom seeni xel ak seeni xalaat waaye fekk démb wala moo sos démb nekk ñun tey te bu subaa moom mooy nekk loolu waroon mën a xam ba mën a àtte ñun nag bu ñuy àtte woo dafay mel ni nga ko waxee rek loxos am nañu wutal ay àtte yooyu yan ko wutal léeg-léeg suñu xel romb ko wala jamono bu waa dañ koy modifié waat kon ma waral lii lépp ci biir àtte yooyu itam mu am ci sew-sew yoo xamante ni ñooñ droit nañ cee taxaw di xëccoo muy leneen wala itam xëccoo gi nag dees na ko xam waa daara ji nañ ko xam ndax loi boo demee ci fiq ak yeneen yenn saa yi xëccoo bi ci araamal ci dagamal et cetera am na solo kon xam naa docteur Ibrahima tey ñu candidat yi nag ñu dugg ci candidat yi candidat bi ñu tuddee président Macky Sall le président de tout le Sénégal docteur Ibrahima candidat Macky Sall moom lan mooy ay point fort am wala lan mooy jaar-jaaram ci njàngam ak ay diplôme après point fort am boo ñu ko mënee tënkal ndax xam naa buñ ko bëggee topp kenn ku ne dina xaw a kii waaye ci tënk rek président Macky Sall lan mooy am njàngam ak ay diplôme am bu fekkee am na loon ci mën a baaxee président Macky Sall lan mooy point fort am ci wàllu ay travaux ci liggéey ak ci politique. waaw Sëriñ Fallou ñu ngi dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi waaye dañ ko am nañ ko waral lay taaye mooy dañu toll ci jamonoy tànn am ñu bëgg ñu tànn leen ak ñi war a tànn ku ne am noo war a taxawee waaye tànn boobu ñii di tànn ak ñañuy tànn dafa am fu mu xewe dafa xewe ci dëkk ñu koy wax Sénégal nekk ci àdduna
am nag loo xamante ni képp kuy tànn war na ko xool ndax àdduna jaxasoo goo xamante ni kenn xamul fu mu jëm nit mënta yeewu tey ba wax li war a xew am na koo xamante ni Francis Fukuyama la tudd benn boroom xam-xam la woon ne woon na àdduna sax tukki na la fin de l'histoire mooy taarix jeex na téere bu yàgg la bindoon ni taarix jeex na mu dem ba ci biir bi naat beneen téere naan choc des civilisations ñu gis ne àdduna bi fi ñu toll tembe lu nit mësta dégg mi ngi fi xew nguur jigéen am na fi dagal am na dëkk yu daganal nit takk ndeyam am dëkk yu daganal nit takk doomam am yoo xam ne ñuy xew ñuy jël loo xam ne li ñuy wax ay chimère nit see xaj dara juddu ca yu bari ñu koy tester en laboratoire ñu dem ba nit mën a cloner nit ñu dem ba am nit ñu koy manipuler adduna bi toll foo xamante ni xamatuñu ndax dinañ fi dundaat 20 ans wala 30 ans parce que réchauffement climatique bi li ñuy wax changement climatique toll na foo xamante ne température bi am na foo xam ne bu fa yeggee nit ñi dootuñu mën a dund ci suuf te loolu suñu dundin moo ko indi boo xoolee loolu am nañ ci firnde fii Sénégal nawet bi day yéex duñu xamati kañ la bu nawet bi yéexee duñu xamati kañ la ñu dem ba am dëkk yoo xamante ni géej gi nangu na leen te loolu yëpp jaww ji soppeeku moo ko indi ñu nekk ci dëkk boo xamante ni àdduna boo xamante ni am na ay rapport de force ñii yor nañ doole ñi ñàkk nañ ko ñii yor nañ xam-xam ñi ñàkk nañ ko ñii yor nañ alal ñi ñàkk nañ ko ñun ñu féete ci dëkk yi nga xamante ni mooy dëkk yi nga xam dañ ñàkk doole ñàkk alal ñàkkit xam-xam bu fekkee xam-xamu àdduna rek la ñuy wax ci condition yooyu la ñu war a voté condition yi ñu war a voté mooy Sénégal ñu nekk ci dëkk boo xamante ni dëkk bi tàmbal naa xàjjalikoo lu fi mës a feeñ di fi feeñ ñii aw ne Sénégal doon ay xàll wee nekk ay tarixa xàll wee nekk ay waxaabi xàll wee nekk ay franc-maçon yu am lu ñu bëgg ci réew mi xàll wee nekk leneen lu ñu mënta wax lu bëgg ci réew mi Sénégal am lu fi feeñ muy pétrole daanaka dëkku Afrique yi mu feeñ yëpp dëkk yooyu tàkk na dëkku Afrique yi mu feeñ yëpp dëkk yooyu tàkk na ba am ñu naan dafa am ak toskare goo xam ne dafa laxasu ci pétrole foofu ci condition yooyu la ñu war a voté condition yooyu tamit mu am leneen lu ci nekk mooy xëccoo bi bari na àdduna toll foo xamante ni dafa mel ni dafa am la woon war a woon ni te woneegul ak li nga xam ne lu yees la war a yegg si te yegg seegul ñu nekk ci diggante boobu di jóge ci démb jëm ci suba nekk ci guddi gu bër setagul te nit ki bu jógee ci démb jëm ci suba teyam lu dangereux lay doon parce que xamuñu lu subaam di doon xanaa mu waajalee démbam mu waajale ko subaam waaye jafe-jafe dafay am foofu ndax waajal gi ngay waajal sa suba ci kaw sa démb dafa am yoo xamante nekkul ci sa dogal nekkul ci sa mënin àdduna toll foofu Sénégal toll foofu ku ne di woote ku ne naan maa mën léegi ki nga xamante ni moom moo war a tànn dafa war a tànn ci diggante ci àqulaay taalaay ndax far wax naa ko sànq am na fu ma ko doon wax ku far dafa mel ni ku nekk ci kaso te du génn kaso loolu nga xamante ne fa mu far loolu la ñuy wax foofu donte dafa bon far gi day dem ba daf koy def dëgg far noonu la mel fal dafa nit ki bu faree daf koy tëj boo faree lépp lu baax feneen doo ko gis boo faree lépp lu bon ci yow doo ko gis nga xamante ni ci la sori rek moo la koy mën a wax te bu la koy wax jamono ñëw da ngay jàpp ni daf laa noonu ñuy xëccoo loo xamante ni sa borom moo ko moom muy nguur ndax nguur boo ko amee da ngay mën a def di dindi loolu moo fi toll. léegi nag kii tànn dafa mel ni dañ koy laaj ne ko yow électeur bi Sénégal tey buñ ko doon soppi sa carte bi war ko soppi fan nga koy kan moo ko war a soppi kooku kon mu am responsabilité masuliya bu mag a mag boo xam ne dafa gàllu ci boppam mooy moom ëllëgu Sénégal bi nga xamante ni sunu doom yi moom la ñuy dund ak ñun sax moom la ñuy dund dafa mel ni ci kartam boobu la aju
mu war a doon koo xam ne dafa war a am liberté xuriya ba pare am personnalité te teg yàlla ci kanamam bañ ci génne farfarloo moo am ay candidat nag yu fi nekk nga may laaj daanaka laaj bi bu ñu ko xoolee kan moo ci gën du ma tontu ci kan moo ko gën waaye li nga ma laaj ku nekk ni mu demee naa ci wax kéem sama kàttan wax ci ku nekk li nga xamante ni gis naa ni mooy sa ay point fort ak mooy sa ay point faible. ki nga xamante ni moom nga ma jëkk laaj muy président Macky Sall li ñu mën a wax ci moom ci njalbeen mooy président Macky Sall président la boo xam ne xale la président la boo xam ne daanaka moom fekkeewul colonisation ginnaaw bi fi colon yi demee la ñëw muy xale boo xamante ni jaar na ci politique jàngee Sénégal tekkee Sénégal màggee Sénégal jaar ci école u Sénégal yii nga xam ne ci famille bu pauvre la jóge ñëw ba nekk président de la République ak nu mu ko jaaree bi muy nekk président de la République mu wane ful la ci digganteem ak Ablaye Wade nit ñi ñu bëri sax toppee ko loolu ndax Ablaye Wade commencé woon na daanaka di xabaabal ñu mu mel ni ku ñu tooñ muy fekku nit ñi jàppale ko ci fekkom boobu mu nekk président de la République bi mu nekkee président de la République nag am na yum def yu bare nga xamante ni kuy waxal dëgg rek mun nga ko wax kuy wax dëgg rek mun nga ko wax am na yim def yoo xamante ni ci infrastructure yi la def na ci lu bari ñi dëkk ci àll bi tamit gis nañ ni PUDC def na lu bari ci dëkk bi ñi nekk ci dëkk àll bi tamit gis nañ ni Puma def na lu bari ci dëkk bi am tamit loo xamante ni def na ko mooy CMU couverture maladie universelle donte am na ay yànq-yànq bourse familiale yi tamit def na ko donte am na ay yànq-yànq am na ay programme yu am solo yoo xamante ni président Macky Sall def na ko ci réew mi yàlla dogal li nga xamante ni ne tombé moo waral ay gaaf moom ab gaafam ni bi mu nekkee ci réew mi la fi pétrole bi feeñ ba wax tàmbale cee am nii ba Sénégal doon ko ñeme loolu moom dañ ko koy nangul ko nit ñi dëkk Ndakaaru gis nañ ci dara wàññi na loyer bi donte am na effet pervers bu ci am bu ko jamono woon maye dinañ ko développé waaye loolu def na ko loolu moom président Macky Sall def na ko waaye mu am loo xamante ni seetlu lañ ko kuy seetlu tamit di wax dëgg war na ko gis mooy dëkk bi dafa mel ni lu am kumba am ndey ak kumba amul ndey képp koo xamante ni am na luñ la jiin ak lu musiba ba garaaw boo làqoo ci ginnaawam da ngay daal di raw bu ko defee nit ñi yematuñu ñi am ndey moo ñu làq ci moom ñi amul ndey mooy ñi nga xamante ni dañ koo contre misaal am na ñu koy joxe ci Karim Wade ak Khalifa Sall. beneen bi nga xamante ni mun nañ ko xool muy doon problème mooy donte sur le plan économique bilan Macky Sall bi il est défendable mais sur le plan éthique ci wàllu valeurs yi ak vertu yi dañ ciy gis ay problème yu bare benn bi mooy rakam jooju nam ko def Ousmane Sonko loolu muy wax ci affaire pétrole bi rakam def ko ci Ousmane Sonko barki dem mi ngi wax ay affaire 94 milliards donte firnde amu ci sax waaye wax na ko loolu ay yànq-yànq la loo xamante ni gis nañ ko ci gouvernance su Macky Sall muy laaj réew mi nag nekk ci position boo xamante ni position bu métti la ci kuy laaj réew mooy moom dafa nekk ci position de réélection day laaj ñu joxaat ko moo gën a jafale ñi nga xam ne dañuy laaj ñu jox leen parce que booy laaj jox la da ngay dige waaye booy laaj ñu joxaat la da ngay indi firnde yi lañ la joxoon baax na ba pare wax ni li ma ciy teg dina baax donc moom situation moo gën a metti ndax ñële dañuy dige amuñu lu ñu leen àttee ndax ay waxi kese la am mettre guñ leen à l'épreuve ba xam ñoom ñooy ñan mais moom dañ ko mettre à l'épreuve mu am yu ci baax am yu ci bon léegi nag sénégalais bu ne ca la ma waxoon sànq moom mooy xool ndax day ànd ak moom wala du ànd ak moom. waaw kay docteur Ibrahima jërëjëf xam naa sa audio 2 minutes 40 secondes bi muy ñu dugg ci àll da gis nañ ni def na ci lu bëri loolu jàpp naa ne jar naa gën a leeralaat wala man am naa ci xalaat
ndax da ngaa bëgg a wax ni ñenn ci ñi dëkk ci àll bi gis nañ ne def nañ ci lu bëri wala boog da ngaa bëgg a wax ni ñi dëkk ci àll bi ñëpp gis nañ ni def na ci lu bëri mu ñëw ci beneen question bi incha allah. waaw sab xolisaan lay doon ñenn ñi dëkk ci àll bi ndax PUDC boo ko xoolee am na ay désenclavement yu mu def mooy ay dëkk yu tëju woon mu ubbi leen def ci ay tali ba ñu mën a jote du dëkk yëpp comme éclairage bi ASER du dëkk yëpp la éclairage bi yem waaye am na ay jéego yu bari yoo xamante ni def nañ ko ndax da ngay xool fi ñu tolloon da ngay nit ki mbir boo koy àtte da ngay xool fu mu jógee ak fi mu toll te tamit da ngay waxal yàlla rek man moom par loolu du ma ci fekk xool naa ko maa ngi doon xool ay document ay prix gaz beeg ay prix yoo xam ne stabilise nañ ko yu bari yoo xam ne def na ko wax nga dëgg du àll bi yëpp waaye yenn ci dëkk àll bi bu ñu waxalee yàlla rek xam nañ ni am na ay coppiku yu fa am na tamit yu bëree bëri yu ñu fa war a def waaye am na yenn nit yoo xam ne def na ko muy PUMA ñaari programme yooyu particulièrement PUMA ak PUDC loolu laa bëggoon wax. waaw kay jërëjëf docteur Ibrahima man mii loolu nga gis naa ko wax dëgg yàlla gis naa ni yoon yi lu leen nekk ne gën naa bari dëkk ak dëkk yi donte am na si yoo xamante ni ay tës lañ koy tëddee muy tëddee bu fonk donte suñu réew mi waroon naa baate foofu waaye li waral laaj boobu rek damay ñii man mi la xam dëgg yàlla ak ñi la xam danañ xam ni du question parparloo waaye keneen ku ujoo yi nar a àgg ndax ci groupe lañ ne mën na cee am waneen déggin waxal mën naa tax moom mu nekk ci dëkk boo xamante ni moom gisul boppam ci loolu bu ko defee mu ñu fii dañoo waxaale te loolu donte waxaale bi ñëpp yóbbu tey loolu taxuñoo jóg waaye ngir leeral ñu ci sant bu baax a baax kon suñu ñaareelu laaj mën nañoo tàbbi ci candidat bi ñu toftal am na ku ñuy wax Idrissa Seck moom nee na daa war a bokk daa bëgg a bokk ci ñuy laaj réew mi moom it bokk na ci ñi nga xam ni loi bi nangu na ngir mu laaj Idrissa Seck moom ndax docteur Ibrahima mën nañoo indil moom tamit ay point forum ndax daa mel ni bee ca laaj bee dugalaale nga point faible Macky Sall kon ndax Idrissa Seck am njàngam ndax am na loolu ci mën a indil maanaam xam-xamam daal bañ mën a wax ni ko yooyoo laaj réew mi la Macky Sall moom da koo xas yor moo tax duñ waxati ni yooyoo ko yor ak it lan mooy ay point forum lan mooy ay point faible am incha allah. waaw jërëjëf Serigne Fallou Idrissa Seck candidat bu particulier la ndax Idrissa Seck dafay nit koo xamante ni il ne laisse personne indifférent du la romb nii rek nga maalu ci ay mbiram moom da ngay bëgg rek mbaa nga bañ moom yàlla noonu la ko bindee daanaka muy nit ku jàmbaare ci xam-xam donte dina am ay coow yu naan amul diplôme yi amul diplôme yee waaye olof dafay léebu ne ku wax rek feeñ Idrissa Seck ku ko dégg mu àddu rek dootoo naatable bu fekkee yàlla rek moo tax ngay wax dootoo naatable ci xam-xamam loolu moom lu ñu mën a téye la Idrissa Seck jàmbaar la ci xam-xam kajoor la am na jaar-jaaru politique am na expérience politique bu dëgër ndax dafa teel a dugg ci politique nekk ci ronu ko Ablaye Wade yar ko amoon yaakaar lool ci moom ba defoon ko taawam bu góor Idrissa Seck moom moo imaginé woon marche bleue ndax booba moyens yi néew na dara amul Idrissa Seck ñëw imaginé campagne boo xamante ni dina wër Sénégal yëpp waaye du bëri ay moyens waaye Idrissa Seck dafa am ay problème yoo xamante ni foog tamit ñu wax ko Idrissa Seck dañ koy jàppee dafa am ñu bëri ñoo xam ne ci seen xalaat dañ koy jàppee girouette mooy kuy xool fii après mu xool fee koo xamante ni ay mbiram du sax dafay déngi loolu mën nañ ci jël ñaari exemple bu njëkk bi mooy bi ñu demee élection mu dem bi ñuy waaj dem élection mu dem seeti Ablaye Wade génn njëkk koo wax fekk ñu tëjoon ko ba ñi Sénégal ñëpp joxoon ko bopp ñu tëjoon ko te ñëpp xamoon ni liñ ko tëjee woon du woon yoon mu waxoon ko tamit
mais fii ak naaj bi mi ngi tàkk fii ba naaj bi di fay kenn du mën a wax fu mu luubalee xaalis man dama ci doon teg sax ni Idrissa Seck leen ñaar moo mën a am soit moo ëpp xam-xam ci àdduna bi ba mën a luubal nangami milliards kenn xamul fu mu ne wala moo Sénégal ñoo gën a nul ci administration ba jël suñu moyens yëpp toppee ko te taxul ñu xam fi xaalis bi nekk. Idrissa Seck donc jamono jooju mun amoon ce qu'on appelle une conjoncture favorable nit ñi joxoon ko bopp waaye mu déngi nit ñi xaw ko ci mere ñu bëri ci la ñu dañee ci Idrissa Seck beneen bi nga xamante ni dañ koy jàppee déngi mooy murit gii muy woote jamono jii loolu tamit dañuy jàng nit ko xam day déngi la tey mu nekk murit soo mu nekk tijaan nit ñi xaw ko ci mere am na loo xam ne tamit Idrissa Seck am na ko comme faiblesse mooy partem bi dafa mel ni mënu koo téye ndax parti la boo xamante ni daanaka ñoo ko sosoon dem nañ ña ca amoon doole dem nañ ba ci ki ci mujj mooy bokkum dem na loolu tamit muy point faible boo xamante ni gis nañ ko ci Idrissa Seck beneen bi nga xamante ni kenn xamul lan la mun nañ ko tuddee point faible borom nañ ko tuddee qualité kenn xamul parce que xamaguñu lan moo ko wundu mooy noppi gi bokkul ci coow li bokkul ci wax ji dafa ne ciel rek ba keroog bi muy présenté programme am dafa jël ay ñi ko topp ay second pour ñu présenter programme am politique bi donc Idrissa yooyu mooy ay défauts yoo xam ne mën nañ ko relever am dama ci qualité yi dama fàtte wax ni Idrissa Seck am na tamit benn genre déng boobu maa ngi ko doon wax mais am na benn constance bu nekk ci moom Idrissa Seck yi muy wax yëpp boo ko seetloo lu mu gëm la dafa ne woon moom ku ànd deuxième tour ku dem deuxième tour day ànd ak yow ca loolu la nekkoon ba mu ne te ne woon na kii nekk président bu nekkul ci yoon moom dina dal ci kawam te Macky Sall ba mu nekkul ba Wade bëggee def doomam moom moo fi doon indi dévolution dynastique du pouvoir ne nguur gi dañ ko bëgg a donnante moom tamit moo fi njëkk a wax affaire dynastie Faye Sall moom it moo fi waxoon ni ministère des finances Amadou Kane bañ ko defoon dafa amoon problème yooyu yëpp kon moom Idrissa Seck am na benn position de sentinelle dalay wan ni ku yeewu la ku mën a jàngat mbirum politique ndax daanaka lu mu wax rek buñ demee tuuti dañ ciy teg suñu bët kon Idrissa Seck loolu mun nañ ko wax ci moom mu doon nag nit koo xamante ni mun nañ wax ci moom ni ku am diine la ndax loolu lu ñu gis la lu fees la ci nit ñi nit ku am diine la nit ku teey la parce que Idrissa boo ko xoolee même ni muy waxee di ko benn noonu kooku mandargay nit ku teey la loolu daal mën nañ koo wax ci Idrissa. ok jërëjëf docteur Ibrahima loolu leer na te yaakaar naa lii nga gis bari nañu ko gis jàngat bi itam bari nañu ko jàngat ma am ci benn laaj bu ndaw ndax li mu wax ni moo taxoon mu wujj Abdoulaye Wade ca 2007 ndax loolu doyut ngir mu waroon ko wuy ji ñu bañ ko tudde deng wala boog loolu ay dóor la wala waxu politique la li mu wax ni xalifa général des mourides ex muy Serigne Saliou Mbacké moo ko santoon te da ko woo ba mu ñëw ak Serigne Mansour Sy wala loolu dañuy jàpp ni waxu politique la doonte gisaguñ kenn ku dëkk ci ñaari kër yooyu ku ko weddi wala ci deng la ba lañ ko mën a jàpp rek politicien buy sant boobu. waaw dafa am laaj bu am solo la gis nga politique dafa am logique am àdduna am logique am politique dafa am foo xam ne boo fa tollee da ngay xool fi nga jëm te loolu mu wax noonu ne dañ ko ñaan Abdoulaye Wade bi moom bi ñu génnee ci rencontre boobu Abdoulaye moo def déclaration moom après dafa noppi waat sax lu yàgg sax la fésal ni dañ ko ñaanoon kon loolu booba bi ñu koy def leeralu ko ci bopp Sénégalais yi benn ñaareel bi nga ne waaw kenn ku dëkk ci kër googu weddiwu ko waaye kenn ku dëkk ci kër googu tamit saxalu ko
kon wax jooju fileeg amul dalil bu wóor ginnaaw kàddu yi Idriss Seck du lu ñuy mën a saxal ci xam-xam du mën a ne ndax moom wax kàddoom rek du doy ci disons du doy ci xujja pour dëggal kàddoom ndax du maxsoom du yonent du nit rek la te day politique kon am na leen loo xam ne su ko waxee amuñu leneen lu ko firndeel kon dañuy jàpp ni loolu ay waxu politique la mais ginnaaw loolu contexte bi ni mu demee woon nga xamante ni jamono jooju Idrissa Seck nit ñi daanaka doyloon nañ ci Ablaye Wade Idrissa Seck nekk koo xamante ni ñëpp joxoon nañ ko bopp ñëpp man jamono jooju gisuma woon koo xamante ni topp Idrissa Seck waaye ba Idrissa Seck génnee foofu rek da nga gis lu bari li mu ñàkk kon ñu jàngee ko ni kon moom Idrissa Seck foofu gis-gisu politique am da ko réer ndax jëf joo xamante ni boo ko defee bu fekkente ni fukki nit ñoo la jàppoon juróom-ñett ña bàyyi la ci li ngay wut ñaar moo mën a am nga bañ koo def am li ngay wut wala nga def ko te bàyyi loolu dootoo def ci politique parce que tamit politique dafa am ay logique am politique du diine politique yëfi àdduna la dafa am ay yoon ak ay pexe yooyu def ba jot ci waaye keroog moom bu gisee ni lii bu ko defee ñàkk réew mi mu def ko kon loolu nuñ koy tuddee man damay jàpp ni foofu erreur politique boobu nag moo ko topp parce que am na loo xam ne mën na nekk dëgg ci société ci dox jëfalante nit ak nit waaw sa kilifa wax nga def waaye loolu nekk erreur politique dafay am loolu moom moo ko daloon ci affaire boobu. waa kay docteur Ibrahima jërëjëf ci gis-gis bi ak leeral bi am na solo wax na dëgg olof mooy wax ni benn pàkku de yaay la yooyu dëgg ku wér yaay kon xaj na ñi nga xam ne mën nañoo gëm waaye nag ñi ko mënta gëm it duñ ko mën a gëm rawatina nag wax dëgg yàlla niñ ko waxee gisaguñ keneen ku dëkk fee ku dëkk ci ñaari kër yi dëggal am na solo xam naa laaj bi ci toog mooy Ousmane Sonko moom tamit suñu sart réew ak wala suñu yoonu réew rawatina ñeeru wàllu ba tey daganal nañ ngir mu nekk candidat ba jóg na nekk ci waajtaay moom tamit Ousmane Sonko lan mooy jaar-jaaram ci njàng xam-xam lan mooy ay point fort am ak lan mooy ay point faible am. waaw Ousmane Sonko phénomène la moom dafa lu bees la lu jafe analyser yi doon ndax taarixam yàggul ci politique jaar-jaaram mun nañ ci wax tuuti ndax am na leen loo xam ne yàlla dafa dogal xam naa ko ndax maak moom ñoo nekkoon woon université Saint-Louis Ndar yàlla dogal tamit ñu bokk faculté bu ñu nekk ñuy defandoo droit UFR mu def droit may def droit ma xam ko boobu ba léegi mu tàmmali bi mu amee maîtrise droit de l'entreprise la def am maîtrise am dem defi concours ENAM école nationale d'administration et de magistrature ba mu admis mu génn def impôt mu def impôt bi mu génnee ñu yóbbu ko Pikine mu nekk foofu bi mu jógee Pikine def na fa juróomi at wala juróom-ñaari at mu jógee Pikine dem centre des grandes entreprises bi mu jógee centre des grandes entreprises mu nekk inspection foofu impôt et domaine créé fa benn syndicat bi mu fa créé syndicat bi après mu créewul sax Pastef mu daal ñu créé Pastef mu ñëw nekk njiitu Pastef bi mu nekkee njiitu Pastef mu tàmbali am ay wax yu muy wax ba ñu génne ko ci administration bi mu nekk après député waaw Ousmane Sonko donc mérite bi mu am mooy nekk Sénégal jàngee Sénégal màggee Sénégal tekkee Sénégal di wut baatu réew mi expérience bi en termes de gestion xaw a faible un peu
parce que daanaka musul am poste de direction wala mu nekk à un niveau stratégique au niveau des impôts loolu moom lu ñu war a wax la waaye loolu peut-être du yàq dara ci li nga xamante ni wane na ko pour l'instant mooy nit koo xamante ne la am na discours am na façon politique bu bees bu mu indi am na mbooloo mu ko topp léegi nag loolu dañuy wax ci taarixu Sénégal boo ko xoolee képp ku fi mës a indi wax ju bees rek nit ñi dañ lay topp ñu ngi fàttaliku Moustapha Niass ba mu ñëwee di wut ba mu génnee PDS ba mu génnee PS 18 juin boobu mu defoon déclaration ba mu ñëwee dafa am député yu bëri Djibo Ka noonu Idrissa Seck sax ba mu defee noonu dafa am mbooloo mu ko toppoon donc ci taarixu Sénégal dañuy jàpp ni lépp lu bees rek dafa am ñaar yoo xam ne dañu ko war a jàpp ci taarixu Sénégal ku lu bees ak ku ñuy jàpp dañ laa bund xatal nit ñi dañ lay jox bopp loolu feeñ na ci Ousmane Sonko donte bi mu njëkkee dem élection législative benn député la am ci plus fort reste waaye mu ci waxam boo ko dégloo mu doon koo xamante ni ku njàmbaar la ku def loo xamante ni ci politique Sénégal daawuñu ko gis mooy bind ay livre pour nit ñi mën a xam muy dénoncer rek c'est-à-dire nekk koo xamante ni dafay rëbb njombe yi ak giraawal yi mu koy dénoncer di bind loolu façon bu bees la ci politique bu Sénégal daanaka mosuñu ko fee gis ci loolu tamit mu am ay point yoo xamante ni mooy peut-être ay faiblesse am mooy li may wax noonu manque d'expérience bi ndax tamit réew boo ko yor dafa am benn expérience bu ndaw boo xamante ni war nga ko am ndax moom yegsiwul politique taxul defu ko politicien moom benn façon politicien bu bees la xeet bu bees la du koo xamante ni comme ni ñuy wax xaalis politique gu ngénteeg mu nàmp ceeg yooyu moom dafa dem ba xàmmee dugg ci donc am na benn manque d'expérience politique bu mu am ak manque d'expérience en termes de gestion mu am tamit ay tuuma yoo xamante ni mu ngi ci kawam te leeragul benn tuuma bi ci njëkk mooy affaire waxaabi yoon yooyu ndax waxaabit la waxaabit tontu ba mu ca tontu du tontu boo xamante ni leer na parce que laaj dafa am ñaari façon laaj dafa am laaj bu tëju ak laaj bu ubbeeku laaj bu tëju bu ñu la ko laajee ñaari tontu rek mën a am waaw wala déedéet buñ la nee yow ndax wolof nga waaw wala déedéet rek moo ci nekk léegi am laaj yoo xam ne nag laaj yu ubbeeku la bu ñu la ko laajee mën ngaa toog di xalaat di wër-wërloog yooyu waaye laaj boobu laaj bu tëjul woon bi ko Cheikh Yérim laajee tontu bi leerul benn ñaar mooy affaire 12% yooyu ñu ko tuumaal ci dossier boobu nga xam ne moom moo ko génnee agité ko tontu wu ci du tout moom àddu wu ci parce que dafa ne Macky Sall mooy interlocuteur am beneen bi tamit nga xamante ni ñu bëri observateurs yu bëri remarqué nañ ko mooy généralement dafay wax accusation yi preuve yi du doy trop day yëkkati benn këyit rek ne man am naa preuve yi waaye loolu tamit xam nga du doy comme xujja loolu moom mooy ay principal défaut yi ñu ci gis qualité yi nag mooy dafa nekk nit ku tolloo ak jamono ndax ay boo xoolee ci àdduna bi fi ñu toll tembe ay moroomam ñoom diggante 40 ans 45 ans ñooy yegg si pouvoir mais li France Emmanuel Macron wala fële ca Canada muy Justin Trudeau donc loolu am na beneen bi mooy dafay wax ay propositions yu audacieuses yoo xam ne yu audacieuse la mais boo ko nattee après ci àndaaru xam-xam da ngay gis ni positions yi dafa audacieuse day niroog populisme mais parce que positions yi du yu ñu mën a défendre parfois mooy par exemple ci CFA bi ak ci contrat pétrolier yi parce que tamit damay xëy rek génn ci CFA neex na ci wax nii parce que am na benn revendication sociale bu koy porter nii mais jëf ji luy jafe lay doon du lu yomb rek du mel ni jël ndox rek naan ko affaire contrat pétrolier yi moom juriste la xam na ni contrat la génn ci contrat tamit du yombee noonu yéen a ngi fàttaliku Sénégal ba mu signé contrat ak Hydro-Québec
ba ñu génnee ci contrat bi dañu daan ay daan yu métti ba bëri ki demoon Ndiaye rek Big Toto fay nañ ko xaalis ci affaire contrat donc du lu simple bu ñu doon négocier bu ñu doon génn ci contrat pétrolier yi ay multinationales yu am doole yoo xam ne dañuy dem ba ëpp doole réew parce que fi ñu toll tamit multinationales ñoo ëpp doole réew lu mel ni Google moo ëpp doole li ñuy wax les GAFAM Google Amazon Facebook Apple ak Microsoft ñooñu ñoo ëpp doole réew ci droit moom la ñuy wax pouvoir privé économique dañuy dem ba ëpp doole réew donc xeex ak ñoom lu jafe lay doon tey bu ñu fekkoon dañuy génn ci contrat pétrolier yooyu di xeex ak di négocier waat wala di xeex ak ku mel ni Total wala ku mel ni ExxonMobil wala ñi nga xam ne ñoo signé contrat yi loolu Sénégal ñooñu seen doole moo ëpp doole budget wu Sénégal te non seulement ñoom seen jëmmi bopp dañoo doole mais ay réew yu am doole dañu nekk seen ginnaaw kon tamit loolu ay wax la yoo xamante ni dina neex ñii ci dégg parce que boo koy wax bon nit ñi dañu naan d'accord gongo waaye ci mise en œuvre bi dafay poser problème mais ala kulli xaal lu mënti xew Ousmane Sonko lu baax la ci démocratie sénégalaise parce que am na ñin ñoo xamante ni moom jubal na leen ak politique parce que dafa mel ni dafa amoon dafa sëy bi amoon diggante sénégalais ak politique dafa tasoon nit ñi jàppee politiciens yi ay nit ñoo xamante ni du nit ñu baax moom mu ñëw joxaat à la politique ses lettres de noblesse ñëw indi discours bu bees ñëw indi doxalin bu bees ñëw indi ay gis-gis ak ay wax yu bees loolu mun nañ koo tëye ci Ousmane Sonko waaye tamit li ma waxoon rek am na ay faiblesse yoo xamante ni lu jar xoolaat la ndax Sénégal toll na foo xamante ni buñ koy teg foog ñu teg ko ci loxo yu wóor a wóor yoo xamante ni loxo yi dina set te moom yaakaar nañu ci moom ni loxo yi set na waaye dina ko àttan waaye loolu foofu la problème bi daam ndax loxo yi na mu setee expérience bi ak jaar-jaar bi àttan na yorub réew loolu moom lañ mën a wax ci Ousmane Sonko. waaw koy jërëjëf docteur Ibrahima ci leeral yi ak njàngat mu am solo mi ci candidat Ousmane Sonko waaw ndax loolu muy révélé waaye yooyu ñuy dénoncé tey wax ne am na ay preuve te léeg-léeg preuve yi du doy est-ce que preuve yi li muy ñàkk a doy te neewu ko yeneen nawley politiciens yi nga xam ni ñoom jéemuñoo génn preuve jéemuñoo def effort yu mel noonu. waaw loolu laay wax moom lu bees la indi lu bees loo xam ne ñeneen ñi daaw ñu ko def lu baax la moo tax man la ku baax la ci démocratie yeneen naw te li tax mu koy mën a def sax parce que moom bokkul ci système bi c'est-à-dire système bi nga xam ne moo fi nekk boobu ba léegi moom nekku ci dans une certaine mesure parce que tamit bu ñu xóotalee tuuti dinañ gis ni amoon na ay accointance ak tey bu Njaay nekkoon ci benn bataille daan na génn ci presse bi di defaan tey boobu yooyu te tey bu système bi la nekkoon mais démarche moom dafa inauguré dafa xàll yoonu bees ci façon politique mooy loolu la tànn di dénoncer ñeneen ñi tamit lu tax tamit mën nañu wax du ñu dénoncer dañu jot a profiter ci système bi parce que ñoom ñëpp nekkoon nañ ci ay situation yoo xamante ni jota nañ am lu ñu laal ak wala nu ñu taxawee ba ñu xoj leen fenn ba yenn yi duñ ko mën a wax dafa mel ni dafa am benn genre déggoo bu nekk entre politiciens yi amoon fii ne danga may noppi rek mu noppil la moo tax loolu boo ko xool li koy firndeel mooy képp ku war a Macky Sall moom dafa taxaw rek di seetlu képp koo xam ne xamal na la dara boo naree sori rek mu ne la xamal naa li nga noppi mbaa nga ñëw ci moom donc ñeneen ñi duñu mën a def loolu trop Idrissa Seck dans une certaine mesure mën na ko def parce que Idrissa Seck toppoon nañ ko te loolu mujjul fenn moo tax Idrissa Seck moo njëkk a wax affaire u 7 milliards u Taïwan yi nga xamante ni Macky Sall jëloon na ko donc dénoncer affaire u Njombe Idrissa Seck moo ci jiitu Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko ni ñu koy defee dafa xamante ni dafa xam ni fi ñu toll tembe moom bu fekkee tamit am na lu mu def doonul lu garaaw ba nit ñi mën koo xoj fenn moo tax muy wax nii am benn liberté bi mais bon loolu moo ko tane comme tu dis moo ko tane yeneen politiciens yi mais yeneen politiciens yi tamit ils ont un peu les mains soit liées wala les mains sales mais de man du ma ci avancer ci lenn li ma mën a constater nga xam ne xalaat rek moo tax ma koy wax mooy dafa xàll yoonu politique bu bees te ni ñu koy defee mooy dénoncer loolu tamit buñ ko xóotalee sax mën na indi problème parce que kenn mënul lal ci société kenn du ko lal ci jéebaane déedéet loolu politique
boo xam ne ci jéebaane rek la tegu dafay indi problème parce que danaan moom bu nekkoon tey président kon nit ñi dañuy nekk ci biti di dénoncer kon ñun suñu Sénégal bi day nekk li ñuy wax le gouvernement des juges politique bi day mujj tribunal nga xam ne tribunal rek moo fi nekk di àtte day mel ni tribunal moo jiite réew mi loolu amoon na benn instant France bu ñu ko doon dénoncer. am na ci lu baax ci benn boo ko xoolee leen li mooy c'est vrai ay njombe moom sunu lii nga sunu gafa gi nga xam ne ci nekk jotul dëbb bi buñ koy yàq dina jaadu nit taxaw leen lii ñu ngi koy yàq nañ ci jóg waaye tamit mënuñu lal société ci dénoncer rek naan diw moo def li loolu mënuñu ko lal société dafa am foo xam ne bu fa tolloo dañuy nekk ci ay programme politique wax nit ñi fi nga leen jëme bis bu la yàlla joxee nag nga am noo taxawee ba loolu dañ fi parce que tamit boo xoolee ba ci biir Ousmane day am benn problème ci taxawaayam mooy moom buy wax république des valeurs ak yooyu muy porté yëpp dafa ci am benn point bu am solo boo xamante ni da nga koy gis ci discours am su ko waxul ouvertement da nga koy gis en filigrane mooy dépolitisation de l'administration mooy ñi nga xam dañu nekk ci administration dañu war a sori politique mais boo xoolee Ousmane ñi ko wër ñëpp ci administration lañu nekk donc dafa administration bi moom ci boppam ni mu koy incarné daf ko politiser ci ni mu sosee administration non seulement daf ko politiser mais daf ko politiser ci benn secteur rek mooy secteur impôt et domaine boo xoolee Bassirou Diomaye inspecteur de domaine la nu mu tuuti Birame Souleye inspecteur des domaines la même gis naa fa Ablaye Niane temps yi Ablaye Niane moo ko dekkal fële Mbacké Ablaye Niane inspecteur des domaines la woon inspecteur des impôts la woon ñoom ñëpp ay inspecteurs des impôts lañu yoo xamante ni dañu jël benn secteuru administration bi secteur bu am solo politiser ko te loolu day am problème dañu waroon li nga xamante ni moom ñu ngi koy xaar ci moom bu fekkoon ne jot na réew mi mooy bu yegsee au pouvoir mu mën a soril administration bi ak politique parce que li nga xamante ni lu naqari woon Sénégalais yi la avant Ousmane commencé wax mooy fonctionnaires yi nga xam ne dañu doon politique trop boo xooloon ay Amadou Ba day politique ay Abdoulaye Daouda Diallo day politique ñi nga xamante ni ñooy haut fonctionnaires yi dañu nekk duggoon ci politique trop ba day mën a duñu neutralité dootuñu mën a tëdd njaaxaanaay dañuy parparloo donc loolu dañuy xaar ci moom mu dindi ko mais day am contradiction parce que moom ci boppam ci loolu la teg tànkam pour teg politique parce que li ma la waxoon sànq entourage yëpp ñooñu la d'ailleurs Pastef ci foofu loo juddoo noonu ba ñu doon wax sax am benn instant Amadou moom ko moom mais loolu du dëgg parce que man am na lu ma ci xam noonu daal laa ci mën a leeral. waa kay jërëjëf docteur Ibrahima xam naa waxtu bi mi ngi bëgg a sori te ni ma ko bëgg woon bi yoon mooy teeloon téléphone bi malheureusement dina xaw a jafe tey jii waaye ñu àggale rek ñaari candidat yi des Issa Sall bu Pire professeur Issa Sall moom it suñu sart réew wala rawatina ñu yore wàllu vote nungul nañ ko candidaturam ba moom tamit mi ngi ci waajtaay Issa Sall bu Pire lan mooy compétence am lan mooy maanaam fan mooy jaar-jaaram ci wàllu xam-xam ginnaaw loolu lan mooy point fort am lan mooy point faible am Issa Sall bu Pire. waaw sëñ Fallou professeur Issa Sall bu Pire professeur buñ la ko waxee ci ku nekk université mooy dafa yegg ca njombaxtalu diplôme fa diplôme yem fa la yem c'est un professeur des universités scientifique la ku yàgg yëngatu ci affaire xam-xam la ku yàgg yëngatu ci affaire université la ñun ñi nga xamante ni jege nañ milieu boobu xam nañ ay taxawaayam muy ku dëgër boroom xam-xam bu dëgër nekk ci parti boo xamante ni parti bu organisé la muy PUR parti boo xam ne tamit kenn xamu ko woon waaye ñu ngi doon liggéey ci suuf parti bi discipliné organisé ñëw nekk benn surprise ci élection yi passé ak nombre d'électeurs yi leen topp ak nombre députés yi ñu am te kenn déggu leen woon seen coow bëriwul waaye seen discipline ak seen organisation bëri na muy parti boo xamante ni dafa sësu wala mu bànqaasoo ci daayira Moustarchidine ndax Serigne Moustapha membre d'honneur la ci bu nekkul président d'honneur membre d'honneur la ci loolu mën nañ ko wax ci parti PUR boo xamante ni
problème yi nga xamante ni mun nañ ko relever ci parti PUR mooy dafa di parti boo xamante ni dafa sësu ci organisation religieuse loolu mooy limite bi nga xamante ni ñu bëri gis nañ ko parce que ñu bëri dañuy jàpp ni parti bi parti Tidiane la wala parti Sëñ Moustapha la donte loolu amul parti la bu yaatu boo xam ne ay chrétien am na ci ay murit am na ci ay Tidiane ay xaadar lu ne am na ci biir parti bi muy doon ay intellectuels yu mag ban gis naa leen fa yoo xamante ni ci parti bi lañ bokk loolu dañ ko war a relever leneen li ñu war a relever tamit mooy professeur Issa Sall dafa dese am expérience politique bu dëgër parce que c'est vrai am na expérience universitaire waaye bu doon ki raw rek moo fay jiite kon ay professeur universitaire rek moo ñuy jiite ñoo ñuy jiite waaye affaire politique du loolu du ki fi raw rek dafa am yeneen compétence yoo xam ne nit ki dafa ko war a am pour nekk un bon politicien du njàng rek daanaka sax am na foo xam ne bu ñu fa tolloo njàng ngi du la jëriñ dara ndax politique dafa am beneen réalité la donc loolu dañuy gis manque d'expérience en termes de gestion parce que amul ay poste politique yu am doole yoo xamante ni professeur Issa Sall El Hadj Issa Sall jaar na fa amul ay responsabilité administrative yoo xam ne am na ko ginnaaw dudul bi mu nekkee député yàggul loolu mooy ay faiblesse yi nga xamante ne mën nañ ko relever ci parti bi force yi nga xamante ne mën nañ ko relever mooy parti bu discipliné la mooy nit ñu yaru lañ ñu xam fi ñu jaar ndax xoolal parti bi li mu ñàkk yàgg bañ demee ci parrainage bi dañu am parrainage yi leen laaj te daanaka rejeté wuñ leen mooy kon li ñu leen doon laaj yëpp jaar na yoon problème bi nga xamante ni beneen force bi nga xamante ni parti boobu am na ko muy parti la bu bëri ay cadre parti la bu bëri ay borom xam-xam yoo xamante ni ci domaine yu varié yu bëri dañu am xam-xam mën a jubal enfin man ñi ma ci xam ñu ay nit ñu jub lañ ay nit ñu set lañ buñ donc nit ñoo xam ne buñ dañu boole diine ak xam-xam nit la ñoo xam ne am nañ avenir ci politique. élection yi ñëw nii dinañ compter pour seen discipline ak seen organisation donc ñu jara sóoraale lañ kantaane dinañ ñoom ñooy remporter élection bi c'est aller vite en besogne mais li nga xam ne mën nañ koo wax mooy ni loolu xam nañ ko ci ñoom mooy parti bu discipliné xam naa damay bañ a guddal ndax guddi na moo tax xaaral ma yemale ko fii am na yeneen yuñ ci mën a wax sax waaye bàyyi ma yemale ko fii. ok docteur Ibrahima jërëjëf man mii xam naa bëggoon naa ci am yeneen laaj waaye waxtu fi mu toll kon ñu jàll ci kii nga xam ne moom la ñuy daaneele mooy maître Madické Niang wala Madické Niang Madické Niang daa mel ni candidat yëpp bi ma leen tudd damaa jaar seen tur noonu rek simple ku dul président de la république kon Madické Niang lan mooy ay point lan mooy jaar-jaaram ci xam-xam lan mooy ay point fort am lan mooy ay point faible am docteur Ibrahima. waaw Madické Niang moom Ndar la dëkk jàng droit moom it jàng droit génn nekk avocat bu mag nag bu dee dëgg neex yàlla avocat bu mag la bu am taarix ci avocat ndax dossier yu bëri défendre na ko am ci ndam ci avocat yu mag yi Sénégal la bokk nekkoon ci parti démocratique sénégalais Ablaye Wade yar ko mu doon ab murit yooyu moom yu koy caractériser la yoo xam ne lu koy mandargaal la waaye tamit mu am expérience en tant que ministre nekkoon na ministre am tamit expérience politique bu dëgër nekk doomu Ablaye Wade daanaka Ablaye Wade bu daan ñëw Sénégal bi mu ginnaaw bi mu ñàkkee këram la daan dal fële ca Fann résidence waaw Madické Niang bu ñu doon wax ay force am dooleem ci politique mooy nit ku am taarix la ci politique nit ku yàgg ci politique la nit ku yeewu ci politique la ndax ki ko yar muy nit koo xamante ni am na njàng mais position bii mu taxawee position bu bees la mooy position de leader Madické Niang faiblesse am bu gën a mag mooy
mësta jiite ku ñuy jiital la mësa doon mi ngi soog a nekk kuy jiite bay laaj kàddu réew mi mu doon candidature bu bette parce que xalaatoon nañ ni moom du tàqaliko ak Ablaye Wade waaye ci lay dafa ne moom Ablaye Wade day bañ candidat bu am PDS du am candidat ci élection présidentielle ñu jàpp tamit ni am ñu wax loo xamante ni lu ñu mën a dégg la ci xam-xam ni moom candidature la boo xamante ni deal la entre moom ak Macky Sall pour ñu mën a baare doole bi nga xamante ni Idrissa Seck mën na ko am Touba wala keneen am ko Touba moom donc candidat wu murit yi lañ koy jàppee nga xam ne mën na wàccee ñu bari mën na néewal doole yi nga xam ne naroon nañ am doole Touba. li nga xamante tamit jaaxal na nit ñi mooy Madické Niang bi mu sosee parti bi yàggul te li muy ñàkk yàgg yëpp jot na fee am parrainage yi ñuy laaj yëpp te parrainage am yëpp baax loolu tamit doon lu xaw a jaaxle lu mën a jaaxal nit boo xam ne day xalaat rek ndax parrainage bi nekkoon na segg boo xamante ni segg bu jafe la segg boo xamante ni am na ay parti yu fi yàgg yoo xam ne mënuñu cee jàll moom mu ñëw noonu rek jàll ci loolu tamit lu xaw a jaaxal nit ñi la. programme am tamit waxagu ko c'est-à-dire waxagul programme politique am xamaguñu fu mu jëm waaye li ñu mën a wax mooy fi mu jëm moom du sori fi Ablaye Wade nekkoon parce que moom libéral la te ci loolu la mës a nekk mësul transhumé mësul dem fenn kon li Ablaye Wade def rek lay mën a def mais li may wax mooy parti la boo xam ne parti bu étrange la parce que kenn xamul nuñ ko tëggee kenn xamul fu mu jógee kenn xamul fu mu jëm muy candidature boo xamante ni candidature bu atypique la boo xamante ni luy jaaxal nit ñi la Madické jóg rek nekk candidat nii ba pare jàll ci parrainage yi léegi mun na am ay chance am parce que li ñuy wax sur un malentendu mun na am ay chance am parce que affaire bi bu nekkul mun na nekk s'il n'est pas roi il peut être un faiseur de roi bu nekkul buur dëgg mën na nekk kuy fal buur c'est-à-dire mun na décisif parce que mun na disperser électorat bi à telle enseigne que nit ñi duñu mën a ñi nga xamante ni li ñu waroon am dëgg mun na ko yàq moom mun na yàqal Idrissa Seck mun na yàqal Ousmane Sonko côté Touba mun na yàqal PUR tamit mais gisuma nu mu mën a yàqalee Macky Sall te li ma gis xalaat ko sax mooy ca njombaxtal ga bu ñu demoon deuxième tour moom kuy ànd ak Macky Sall lay doon bu ko defee tamit du wor parce que moom ak Macky Sall ñoo bokk fu ñu nampé Abdoulaye Wade moo leen yar ci politique ci moom la ñu nampé te donc mën nañ ànd donc li nga xamante ni candidature Macky Sall astaghfirullah azim candidature Maître Madické daf koy wane dafa am benn axe boo xamante ni mooy axe doomi Ablaye Wade yi muy diggante Idriss Seck moom ak Macky Sall ñooñu ay doomi Ablaye Wade lañ te Ablaye Wade léebu woon na ni famille moom day yor pouvoir pendant 50 ans te ñu ngi gis ni am na une recomposition par d'autres voies de la famille libérale boo xoolee Macky Sall récupéré nit ñu bëri te axe bi taxawaat na te mun na am ñu àndaat loolu bu ko kenn nañ ko bàyyi xel loolu lañ mën a wax ci candidature Madické di bañ a guddal bu fekkee tamit am na ay laaj ñu jël ci yenn nag jëm ko tontu. waaw Serigne Fallou dafa am loo xamante ni bu ñuy analyser dafa am ay candidature yoo xamante ni am nañ chance su gagner élection ak ay candidature yoo xamante ni bu ñu waxee dëgg tamit amuñu chance trop pour gagner élection. ñetti candidat yooyu ñu njëkk a wax ñooy candidat yi nga xam ne ñu ëpp chance pour gagner élection yi yeneen candidat yi nga xamante ni amuñu ñoo gën a tuuti les chances pour gagner ko mooy ñaari candidature yi mu ñëw mooy PUR ak Madické. loolu day am ci élection présidentielle dëkk yëpp ci àdduna bi dafa am ay candidats yoo xamante ni ay candidature de témoignage la loolu la tudd mooy candidature yoo xamante ni donte duñu gagner élection bi dañuy participer ci vie publique bi moo tax bi ma brosser rapidement seen point faible ak seen
seen point fort mu dugg directement ci li nga xam ne moo soxal candidat yooyu parce que dafa am candidature ni muy présenté woo dafa di candidature boo xamante ni faiseur de roi lay doon day mën a fal mbaa mu mën a yàqu pal waaye du falu moom loolu dafay am ci candidat yi mooy par exemple boo xoolee élection présidentielle yi en France bi passé da ngay gis une dizaine de candidats mais am na ci ñaar ou ñett yoo xam ne ñoo mënoon nekk président waaye ñeneen ñi ay candidatures yoo xam ne bu ñu leen di analyser dañu leen di analyser directement par rapport ak seen chance d'être élu bu ñu demee ba gis ni ñii seen chance d'être élu lu ndaw la ñu commencé analyser ñoom nan la ñuy mën a bokkee ci jeu politique bi nan la ñuy mën a amee un rôle bu déterminant ci jeu électoral bi loolu mooy analyse bi nga xamante ni moom la politique analyse politique nangu looloo tax ma defee ko noonu. ok docteur ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar waa kay loolu leer na xam naa man moom dina am lu ma comprendre ci loolu waaye damay bañ ñuy déglu lii ma njort ni daañ ko laaj ñu laaj ko te am na lu ma comprendre ci lu tax loolu waaye leeral bi ci sa làmbañu bopp daf ci baax docteur suñu fàllu si la mi ngay sant ci turu waa alxaqu saabit ak si sa tur ndax ci nga bokk da nga lay ñaanal suñu jataay bi yàlla bu mu neen te am nañ ci yaakaar ni du neen yàlla bokk ci jataay joxe xam-xam yi yàlla bokk ci jataay yi nga xam ne nit ñi déglu dañ ci jaar nga gën a ku ci amoon candidat lii nga dégg ñu jot ko leeral mu dëppoog ni nga jàpp ni ma ngay gën ba léegi nga gën ko jàpp ku ci amul woon candidat itam boo dégloo ñii liñ ci dégg te jàpp ni moo gën a baax nga gën ko jàpp ñu ngi lay sant ñu ngi lay ñaanal yokkute bu baax a baax ci zahir ak ci baatin docteur temps bi riis na te rëy na ci ñun trop ñu ngi lay sant bu baax yàlla xam na ko am nañ bëgte li misli haza fal ya'mal aamilun salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu